dinañu waxtaanee li nga xam ne mooy ay devoir ak ay obligation wu militant. Mes chers frères et sœurs, militantisme mooy lan? Parce que bari na tey ñoo xam ni xëy na ñu ngi ci kuréelu parti bi te leerul ci seen bopp que ni militantisme mooy nga engagé wu au sein d'un parti pour promouvoir wala ngay défendre idéologie parti boobu. mooy nga bokk ci ab parti di défendre cause u parti bi, mooy nga bokk ci ab parti di défendre ay idéem. da ngay gis koo xam ni daf naan man diw moo tax ma bokk ci parti bi, wala boog li ci diw bokk moo tax ma bokk ci, wala mu doon ay adhésion par affinité, wala mu doon ay adhésion yoo xam ni nit ki dafay jiital lépp loo xam ni xëy na moo jëm ci ay intérêt, mais militantisme li nga xam ni moom la Pastef soxla ci ay militant mooy mu doon ay ndaw, ay góor, ay jigéen yoo xam ni dañuy gëm le projet du parti, gëm ay principe am ak ay valeur am, et puis taxaw temm pour défendre ko. donc militantisme mooy boo noppee ba gëm parti bi li mu gëm te di ko doxe ak ay xalaatam, nga fas yéene yow militant bi, parce que dañuy faral di wax ne politique li koy doxal mooy la mise en commun des énergies individuelles, mooy jàppal ma jàpp, mooy yëkkateendoo teg, mooy comme li ñu gis parfois militants yi di ko def ci appel yi nga xam ni président daf koy woote. te loolu mooy defar réew, loolu mooy tabax parti. et soxla nañu ci militant bi muy maanaam di contribuer financièrement. donc jot nañ ko réussir ci ay expérience yu bëri. mooy Pastef boo ci bokkee nga nekk militant, bu parti bi soxlaa xaalis, même bu dee ñaari dërëm nga am sax, da nga cee war a participer ci appel de fonds boobu nga xam ni parti bi def nañ ko. parce que nekkuñu parti boo xam ni dañuy yaakaar suñu ay financement ci ay ñoo xam ni bokkuñu ci ñun, wala muy ay lobbying, wala muy ay personnes extérieures à la dynamique du parti. ñun dañu ne parti bi lépp lu mu am rek yaakaar na ko ci ay militants, ba tax na nañu bàyyi xel ne la politique financière de Pastef mi ngi ko yaakaar ci ay militants. donc bu parti bi wooteetee ne dafa soxla alal, ñun képp kuy militant war naa jël dërëmam ak lu mu néew néew mu def ko ci. loolu dafa nekk un devoir moral pour le militant. donc soxla nañ également militant bi muy contribuer en fait techniquement, par exemple te yàlla may la xam-xam wala mu may la expertise, parce que ñun politique bi ñuy def dañ ko basé wu ci am xarañte. parce que boo seetloo bu ñuy génn di wax sax nit ñi faw ñu dégluñu, parce que li ñuy wax dañ ko xam. rawatina yàlla may la mën-mën goo xam ni xëy na day laaj nit ki muy wane boppam. tey par exemple ci wàllu assainissement, wala tey ci wàllu santé, am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci parti bi yàlla may na leen ci ñu am ci xam-xam. donc bu ñu waree intervenir wala ñuy def ay peut-être ay projets yu jëm ci wàllu domaine boobu, day laaj ñun militant bi nga xam ni yàlla may nañu xam-xam ci wàllu woowu ñu taxawu ci parti bi. donc mu beneen contribution bi nga xam ni dafa doon une exigence morale pour le militant, mooy la contribution matérielle. tey ñu waroon a organiser manifestation, dafay am solo parce que c'est symbolique. ñun loolu la ñuy xaar ci militants yi tey. ñu soxla ay chaise, nga gàddu chaise indi, wala nga gàddu bâche, wala leneen ak leneen. loolu mooy dundal parti, et que yow le fait que nga ciy investir rek en terme de temps, en terme financier, day tax kenn du la ci gën a yeyoo, te day tax nga gën a bëgg parti bi nga xamante ni xëy na ba mu soxlaa def nga ci li nga mën. donc il faut que également contribution bi nga xam dañ ciy def, ñuy def li nga xam moom la ñuy wax une mise à disposition de réseau. tey xëy na ñun ak ku ci nekk ci li ngay yëngu, yàlla may na la ci ay relation, yàlla may na la ci opportunité, ñu fexe loolu mën a jariñ parti bi. nañu góorgóorlu également ci li nga xam ni mooy massification parti bi, parce que politique addition la. li ma wax du dëgg kay ñax ji ay wax yi dafa ñaaw ak dafa nàngam, loolu moom ay appréciation la rek. loolu moom gos ce n'est que des appréciations ah. léegi su fekkee li mu wax am na wala amul rek nga wax ne amul, ay Pastefien rek nga fi dugal, loolu kay moom du dañ, maa ko wax. voilà bu dee dafa ñaaw nag li nga def moo ñaaw, kon su dee li ma wax dafa ñaaw
kon li nga def moo ñaaw point barre. Le militant politique mooy ki nga xam ne dafa am ay convictions, c'est-à-dire dafa gëm maanaam projet wu parti bi, c'est des convictions profondes yoo xam ni moom la ñuy xaar ci militant bi, parce que nit boo bëggee sonn ci dara te gëmoo ko, à la fin dañuy jàpp ne da ngay perdre ce temps. Donc pas-pas bi parti bi laaj, Pastef bi ñuy soxla ci militant yi, balaa moo mën a am il faut que idéologie parti bi ak ay valeur am yow mi sa wàllu bopp nga gëm ko ba noppi. Donc militant bi dafa war a nekk koo xam ni dafay assumer publiquement ay convictions nekkul da nga ni non Pastef laa bokk rek làqatu ci tur bi ak ak idéologie bi naan je suis patriote, je suis don de soi. Dañuy soxla peut-être nit ki gëm-gëmam mu di ko exprimer et di ko wane nit ñëpp xam ko, et puis mu fësal ko. Loolu la ñuy xaar ci militant bi. mu war a doon également koo xam ni dafay dem di recruter yeneen i nit, parce que comme li ñu wax sànq rek, war nañu ñun en tant que militant ñu nekk ci base bi wala ñu nekk dans les structures à l'échelle nationale, saa suñu xëyee rek ñuy liggéey ci lan mooy yokk ay militants au parti bi, parce que mën nañ ko, on a l'argument, on a les informations, et que Pastef en tout cas suñu leader jaay na ko ba pare. Donc liggéey bi ci des mooy fexe nu ñu gën a amee yokkute. Donc militant bi dafa war a engagé wu formellement dans le parti. Engagé wu formellement mooy nga dem jënd carte de membre, parce que mënoo doon militant te amoo carte. Dafa war également di contribuer ci temps, parce que mënoo à chaque fois nga ni aw ma jot damay liggéey, wala ngay ut prétexte pour bañ a participer ci activités yi, pour bañ a participer ci réunions yi. Il faut que tamit bu nit ñi di xalaat maanaam lu jëmale parti bi kanam nga ñëw joxe sa ay idée, parce que ñun loolu la ñu soxla. On veut vraiment que mu am diversité, on veut que mu am contribution. Loolu mooy construire. Soxla nañu xalaatu ñëpp, maanaam képp koo xam ne militant nga te nga parti bi reconnaître la à travers ta carte de membre. Et militant bi war na également di participer ci décision yi, parce que jàpp nañ ni boo dee militant rek am na structure boo xam ni foofu lañ la affilié, la ñuy décider di ko élaborer di ko mettre en œuvre. Yow war nga bokk ci ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo koy décider. ñun dañoo jàpp ne en fait yàlla dañoo bëgg bam ñu boolee ak Pastef pour ñu jaamu ci yàlla, parce que mission mënul gën a noble nga fekk réew muy sooxe nga ne da nga koy suqali. ba tax na ñun ñu ne pour ku nekk mën a gis sa bopp ci parti bi ci suñu ay principes et valeurs, dañuy instaurer li nga xam ne moom la ñuy wax le lieu d'écoute. Parti bi ci instance yi dañuy favoriser di permettre nit ñi ñuy wax seen xalaat, ñuy wecconte xalaat. mu nekk également cadre boo xam ni nit ñi dañuy def ay formulation seen ay vœux en tant que citoyen. mu nekk parti boo xam ni dafa am vocation pour conquérir le pouvoir et de façon démocratique. mu nekk comme organisation politique boo xam ni dafa inscrire sur un certain nombre de valeurs yoo xam ni dafay joxe sens à la mission bi nga xam ni mooy conditionner l'ensemble de ses actions auprès de la population sénégalaise. mënuñu wax ñu ni lii lañ gëm ba pare di doxe neneen. Donc il faut que ñun en tant que militant de Pastef que ñu mën a inspirer yeneen sénégalais yi. Il faut que ñun en tant que militant de Pastef qu'on puisse servir de modèle aux autres. ba tax na tey ñi nga xam ni bokkuñu ci ñun sax bu ñu waxee ak ñoom ba pare ñu am kersa, bu ñu defee ba pare ñu bëgg a def ni ñun. Et je pense que ci ay démonstration de force yu bari yoo xamante ni def nañ ko, boo xoolee parti yeneen yi wala nguur gi sax ñu ngi ci def mimétisme, te loolu dañ koy sant yàlla nañ ko yokk. Donc le patriotisme et le pragmatisme mooy li nga xam ni moo symboliser la devise du parti, la reconnaissance du mérite ainsi que la valorisation de l'expertise nationale. maanaam patriotisme mooy nga bëgg sa réew. loolu yàgg nañ ko wax ci cours bi nga xam moom la ñuy wax la connaissance du parti. Pragmatisme mënul weesu yow nga ne ñun Aliou ñun kat tàmbee bi ñu ne ñun suba lii la ñu bëgg a def, balaa suba fekk ngeen def ko. maanaam bu ñu jàppee échéance, parce que il faut que loolu ñu koy bàyyi xel ci suñuy activité, que ni war nañoo def lii, kañ lañ koy def, kan moo ko war a def. maanaam kooku nga xam ne moom la ñu sas ni moom moo ko war a def, balaa sax date biñ ko joxoon pour mu war ko def fekk def na ko ba pare. day tax ñu efficace suñu ay action, day tax diir ba nga xam ni bëgg nañ ci soppi Sénégal balaa ñu caa yegg sax Sénégal soppeeku. donc li nga xam ni mooy mbébétu Pastef mooy ñu respecter les principes d'honnêteté, respecter les principes de probité, d'intégrité et de solidarité, ñuy jàppalante suñu biir et suñu ay valeurs mën a inspirer
à travers suñu ay action yi nga xam ni moom la Pastef tënk et que fas yéene ko doxee ba Sénégal en tout cas fii ak 2024 ñu mën a gis coppiti ci réew mi, parce que déjà tàmbali nañ ko et que nañu dolli sant yàlla te góorgóorlu. Donc il importe que membre bi mu engagé wu pour siéger dans les instances du parti local, national ou international. Dafa war a reconnaître les valeurs pour mën a préserver la confiance des autres militants. Et par rapport ak mission bi nga xam ni moom la ñu assigné, encore une fois ñun en tant que responsable massification on est de vrais ambassadeurs du parti. dañu nekk ñi nga xam ni daanaka ñoo gën a stratégique ci parti bi, parce que ñun ñooy dem di wax ak nit ñi. Donc la ñuy wax war nañ ko xam et que nañu en fait taxawaay bi war nañ ko seetaat. Donc bu ñu taxawee rek nit ñi war nañoo xam ne ñii Pastef la ñu bokk. Bu ñu waxee ba noppi war nañu xam ne ñii ay borom xam-xam lañ et que li leen yëkkati mooy Sénégal.